ziare bu baax a baax comme ni ma ko dee defee rek tey dama ñëw spend suma day bi nag half of my day I would say with Moustapha Njie Taf Africa Global moom laa ñëw moom laa seet si tey office am nekk nag ci Madima Mall bi nga xam ne moom moo nekk si biir tey si jaar-jaaram ba pare tuuti ci kër yi nga xam ne moom la gars yi commencé ay si ko tabax ak leneen kon nag gaa ñi ñu leen dugg si biir gis ngeen ma de gis ngeen moom mool bi sa dafa rafet nag man mool bi sax man baa duma fi jël place yi ana yow kaay ay nit bari na ñu am seen place bari Moustapha Ndiaye nag moom Madima mool bi nekk si biir asalaamaaleykum mbokk yi wax leen ñu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziare bu baax a baax li ma leen diggoon rek moom laa leen indil tey dama leen waxoon ne dinaa ñu tey spend part of the day with Alhaji Moustapha Njie or Moustapha Njie or Moustapha Njie ci Taf ñu xamee ko ci Taf moom laa ñëwoon tey pour woon ma rek liggéey bu rafet bi moo def ba pare texte yi mu wax ñu tuuti moom mooy kan ak ci jaar-jaaram tuuti lii yëpp pour inspire nit ñi because he's a role model many people especially someone like me bëgg naa jàng lu bari ci moom ma am the opportunity kat pour ñëw toog waxtaan ak moom ma daw bu baax a baax jël ko nag kon nag ma bàyyi leen ngeen mu nuyu wante ak yéen su ko defee ñu daal di ko jëlee noonu dem. jërëjëf Farmata ñu njëkk a commencé di la gërëm pour li nga ñëw pour interview ma gis ñun li ñuy liggéey ñu ngi la see gërëm. si fi ñu toll léegi si àddina media ak marketing moo amee yëpp loo mën a liggéey loo mën a def su fekkee ne marketing loo sa bopp bu baax ban lu bari dafa des ñu ngi laa gërëm gannaaw loolu di gërëm ñi ñoo déglu tamit bu baax a baax si di nga laajte suma jaar-jaar fi ma wax naa ko place yu bari and it's on soo demee on social media léegi on YouTube di nga gis lu bari waaye pour sa li nga laajte nii man February this year I'll be 61 si lay am juróom benn fukki at ak benn man Banjul laa juddoo Gambia and jàngee fii demee fi suma elementary school suma primary school suma high school and then man from high school dama commencé di liggéey you know loolu wax naa ko fu nekk ñu dégg nañ ko ba sonn ñu bari xam nañ ko from loolu ma liggéey ak ay international companies yu bari you know fii si Gambia après yàlla dimbale ma am passion si liggéey ak suma loxo yi loolu la ma yàlla wërsëg ma yàlla jox xëy na loolu la namoon démba pour tey ñëw ba pare tamit ma gëmoon si suma boppa liggéey si bu baax a baax liggéey ak ñoom Balfour Beatty way back in 1975 la commencé di liggéey ba 1990 ma taxawal suma compagnie boppa di liggéey ay liggéey naa contrat yu bari Gambia daan liggéey ak nguur gi fii njëkkoon a nekk nguur yi Saa Dawda Jawara jógee si tamit nguur yi Yaya Jammeh ñëw ñuy liggéey ak ñoom si international contracts yoo xam ne international community bi ñoo ko dee fond gannaaw si nag boori around 1998 utali 2000 ma njëkkaa taxawal nag di fi def private estate development di sampa kër di ko jaay and since then si loolu lañ nekka ba sometime back around about ay 10-12 years si gannaaw ma commencé di gëstu si biti gëstu si biti ak li ko waral lu bari la benn nguur gi fi nekkoon ñu agoon benn stage boo xam ne environnement bi pour liggéey fi daal yombutoon ñaareel bi tamit Gambie tamit tuuti woon pour ñun suñ gis-gis suñ
vision dañoo yaakaar ne mu de war nañ koo mën a def as Gambians ñu dem ba gis daal ne daal am Gambie rek doyatuñu ñu génn si biti commencé Nigeria am fa ay estate yu ñoo sampa après tamit dem si yeneen dëkk tamit loo xam ne daal àgg nañ ay juróom-ñetti dëkk si biti juróom-ñaar yooyu dem as far back as Southern Africa, Mozambique, Rwanda, Cameroon, West Africa fii nii Sénégal, Mali, Togo. wóor nañ fu nekk daal. pour man Africa su sama cofeel si Africa tukki naa dem naa fu nekk. I mean àdduna si fu nekk wóor naa fa continent su bari dem naa fa dama am cofeel bu baax a baax li ñu ooyee passion pour Africa. ma koy dunda bu baax a baax tax ba fi mu nekk nii fi ma toolu wóor naa dem naa si lu mu fanweeri dëkk ak juróom-benn 36 African countries waaw 36 yoo xam ne wóor naa dem naa fa ñii damay dem pour ay meeting rek yi damaa dem pour tourism yi damaa dem pour business you know, and my wish mooy ne I can cover and put my foot ma teg suma tànka si benn African country bu nekk that's a passion loolu suma mbugeel la suma cofeel la so si gàttal loolu laa def ba agsi fii fi mu nekk nag mun na yóbbu ko si yeneen but yeneen yi ma bëgg a dugal mooy xam nga ñu bari dañ ñoo bëgg a wax diggante li xewoon ak Yaya Jammeh yooyu ak yi dama bëgg daal Gambien si léegi. ñu passé la ko si bopp ñu benn laaj nag. waaw nga xam ne daal naa la bàyyi yow nga laajte ba loolu laa gën a bëgg a focus. ma bëgg daal dinañ seet fi mu nekk nii li passé na ñu jàngee si ne bu mu amati après naka la ñoo gën a mën a demee nag si kanam man si man ak ñun suñu business ni ñoo demee loolu la ñoo demee bi fi Yaya Jammeh jógee benn tey wëcci am nañ wëcceeku nag suñu daan dawee téeméer fi mu nekk ñu ngi dawee 1 billion you know ak team bi fi nekk su ma wax dama ne ñun because taf du affaire yi man rek non ñun bañ passé loolu man fi mu nekk nii ak ni ñoo demee passé nañ benn nit yàlla traité ko su ma dara jotoon compagnie bi dafa war a continuer so si loolu la ñoo yëngatu waaye bu ma wax a jiw alors nga laajte balaa maa jël sa lanc. déedéet sa wax rafet na parce que lii sax daf dee dimbale kii interview moom tamit. parce que si biir waxtaan bi dina ci jëlee ñaar ñett parce que waxtaan bu guddee rek dafa yaatu na yaatu bu nga xam ne li nga bëggoon a laaj nit ki sax mu fa ne wax na ko yëpp fekk am na leneen loo ciy jëlee. soo man maa ngi jël tuuti si sa wax. dëgg la yëfi Yaya Jammeh moom il faut que ñu jaarale ko parce que dañ ne ñun ñoo wax ne dañ bëgg a système change. tey suñu bëggee système ci foog ñu xala jël boobu rek tegee ko boor tuuti waaye ci la bokk yi waaye nag ci nguur bu ees bi boobu moom dinañ ci dugg tuuti parce que dañ gis ne def nga changes yooyu ñëw nga parce que bi fi Jammeh nekkee woon xëy na am na loo wàññi woon tuuti waaye ñu bëggoon a laajte rek bi Jammeh demee ba léegi lan nga parce que ku ma laajte dafa ne léegi taf dafa ñibbisi loolu mu jaaxal ma. dama naan ne xanaa dëkk fi woon. lu tax ñu naan taf dafa ñibbisi. so foofu laa bëggoon nga wax ci tuuti rek. li tax ñu taf dafa ñibbisi because of government bi ees moo toog. dëgg la xam nga man dafa Yaya Jammeh nekkee ma musuma génn dëkk bi. musuma ñàkk a dëkk fii. parce que taxul naa sax si beneen kër fu ma dëkk léegi nii maa ngi ko sampa about 3 years ago. lu ma daan toog weer boo xam ne ñëw ma fi. suma famille yëpp fii lañ nekkoon. you know so dama daan ñëw di juga di génn di dem di def yi ma fee def. waaye nag dañu wàññi woon ni ñoo liggéeyee ba pare tamit business bi nekku fi woon kenn dugal ci woon xaalis te ñun dañoo liggéey soo foo xam ne liggéey nekku fa dañoo uti feneen loolu moo taxoon ñu seet feneen wax naa léegi nii ne ñun fi mu nekk nii ñu ngi register si juróom-ñetti African countries ñu ngi really active si ñaar-ñetta fa lañ gën a active yeneen yi ñu si plan yee ñu ngi dugalante nguur yee ñu ngi def yeneen yi ba pare Nigeria daf ñu wona because li nekk Nigeria di bi dafa rëy boo xam ne Nigeria 36 states ñoo fa nekk 36 or 39 foog naa 36 states ñoo fa nekk
fanweer ak juróom benn dëkka boo ci gis moo ëpp Gambia states comme ni Amérique ni mel noonu la Nigeria mel so bi fa duggee ba gis liggéey bi ni mel ak nit ñu soxlee ak ni ñoo liggéeyee moo tax ñoo xalaat di jëmaat yeneen dëkk ba suñu liggéey boobu dafa rëy foo ko teewloon foo ko appareil rombal so pour li nga laajte bi nguur gi toogee gis naa Barrow yoon pour kenn ne Barrow ñun ñoo ko joxoon fu mu dëkk fii so amoon nañu opportunité ñu di ko gis and loolu saa yoo ko gis te war na ko in public tamit suñ last conference bi ñu def diaspora conference bi ñu def in December wax na ko fa openly ne ma ñib si ñëwal li mu bëgg a mooy ñu ñëw fii liggéey fii te tamit ñun li ñu gënal mooy lépp lu ñoo def ñu defee ko fii last year daaw dañ launchoon li ñoo ooyee a million home development 1 million kër la ñu bëgg a sampa si Africa waaye nag over the next 20 years. baal ma dog la tuuti because boo sa bëggoon naa koo laajte. that 1 million home project. because show yi ma woon ndax pour Gambia la ndax. waaye non pour Africa la pour Africa 1 million ñu Gambia. pour Africa la. because li ñu ooyee deficit housing deficit su fekkee Nigeria rek Nigeria ñu ngi am deficit yi 17 million homes loolu lañ manqué le si kër liñ soxla Gambia liñ manqué le am 100,000 sax si kër bon du benn so waaye dañu launch li ñoo ooyee nii di million home development and dëkk bu nekk am na lu ñu dafa appal bi nguur gi changé na parce que fee lañ ko doon bare commencé li ñu war a jël and million home development bi is for 20 years so because million home mënu la ko develop in better 1 2 3 5 years so am nañ suñu programme yi yëpp am nañ suñu financiers yi am nañ naka lañ ko defee waaye dañoo commencé gum ak first 10,000 houses so si laa commencé ma gaaw ne lu fi mu nekk nii comme que dëkk bi wëcceeku am na fii nañ ko commencé Gambia so loolu lañ def fi mu nekk fi mu toog nii moo tax lii ñu ko sampa in octobre lañ ko commencé fekk am nañ suuf fii nii Brufut am nañ suuf Tànji ñu ne nañ def lu gaaw sampa parce que xam nañu yéen semestre yi yéen a ngay ñëw so ñoo xam ne semestre yi ñu ngay ñëw by December ñu ne nañ gaaw sampalu nit ñu mun a gis parce que wëcceeku bari ñoo si am soo seetee néeg yi tey fi mu nekk nii du néeg yu rëy yooyu leen comme ni ñu daan xamee néeg ni mu war a mel waaye nga ni comfortable yi so million homes boobu lañ launch ba pare plus nguur gi yaatal ma di ma óolu ne ma balaa nga daaxa muy dem ci biti nañu daaxa ko ñoo kër so ñu commencé ak some few projects ak ñoom projects yi it's about 10,000 housing units boo xam ne commencé nañ fi mu nekk nii moo tax list price yu ees yi ñu def 900,000 nga am kër bu pare waaw am na yeneen yuy ñëw dinañ dee déglu li nekk social media ak nit ñi li ñoo comment kër amul fenn fa si àddina si kër yomba nga am ko parce que ñun dañoo jënd si place yu bari booleente leen bon du saa gën ne ñun ñoo control prices yooyu waaye mun nañoo wàññi suñ profit ak loolu lañ def dañ wàññi ñun suñ margin si waaye semaine benn tey lam daan jar la ñoo jar moom dañ koo jënda karo yi dañ koo jënda so fi mu nekk nii li ñu def mooy kër gu pare nga xam ne da ngaa ñëw rek tijji dugga wàccee nañ ko ba $990,000 te amuñ si loolu rek fexe nañ ba dem si banque si négocier ak ñoom nga xam ne léegi soo jënd kër doo ñëw rek fay yëpp da ngaa fay 40% li si des gars yi lebal la ko for 10 years foo dem si àddina bi noonu laa doxee soo demee Angleterre tey am nañu doo ooyee buy to let da ngaa fay 40% down 60% bi mu nekk sa mortgage négocier nañ ak banque si ba nga xam ne wàññi nañ interest bi soo faa ni ma waxee yow nii am na about 11 kër yu ñu sam ba pare yëpp nit ñi jël nañ ko moom dafa am loo xam ne dafa am te loolu muy dëgga ci àddina si coow li ci bundi teen bi ñi amul baax la loolu mënut a ñàkk am angale yi léegi-léeg ñu oyee ko sour grapes ñi nga xam ne mënuñu jot rosé yi dañoo ne rosé yi neexul loolu mënut a ñàkk am waaye ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne am nañ óolute ak confidence boobu si ñun di diggaale ñun sant nañ yàlla ne ñëpp xam nañ ne ñu waat nañ
fañ tollu woon ñu ngi liggéey lu ko raw nit ñi am ni yaakaar xam nañ ñun ñooy ñan nit ñaa ngay dugg di génn ñi am moyen bi ñi am di ability pour mun a jënda ñu ngi jënda ñun liñ bugg a mooy suñ sañ-sañ ak suñu éene ku doon Gambien ak baadoolo bi gën a tuuti ñu fexe ba nga am kër ñu loolu suñu éene waaye nag nit ki éeneem la am mu def nag si doole keneen ki waaye daal loolu la ñoo fexe dinañ ñëw si ay sites and services yooyu gën a yomba nga xam ne dangaa jël suuf si fekk ñu defar ndox mi defar courant bi defar tali yi nga jël nag nga sampal sa bopp nanka loolu yëpp dinañ si ñëw waaye nag yoon boo gis dafa commencé ak benn seex fu mu nekk ñu waat nañ plan pour 20 years la benn seex bi lañ seexee nii rek li nga laajte 1 million homes boobu commencé nañ te 10,000 yi Gambie dañ ko commencé parce que fii lañ dëkk. si sa biir waxtaan dégg naa nga wax lu nga xam ne dafa important ci man torop mooy danga laal passion ba pare ak gëm li tax ma ñëw foofu mooy for viewers sake xale yi dañ la naw dafa am ñu bari dañ la naw te tey soo waxee dañ dama bëgg a gis ma bopp ma mel ni Taf léegi ma bëgg rek nga wax ci ñaari yooyu noonu parce que dama foog ne ñaari yooyu tam lu mun a yóbbu nit kanam la. jërëjëf loolu important la xam nga léegi naa dee joxe a lot of inspirational talks di waxal xale yi di leen edda te loolu suma waru gàll la loolu lu ma war la loolu defal ma ko kenn mu nekk ay féebo loolu daf ma war pour ma def ko parce que Gambien la jaar naa fi ma jaar ba doon ki ma doon loolu war ma ko jël rek àndaa man ba fi ma uyu suma borom bon loolu du tekki loolu du barke daf ma war fi mu nekk nii pour sumay doom sumay raka sumay seet sumay jarbaat ak waaye yàlla yi nga xam ne xamuloo leen sax ñuy seet si man ne man kii kat ni kii laa bugg a mel comme li ñu waxee si anglais nekk role model nga nekk an inspiration to ñoom loolu suma waru gàll la defal ma ko kenn pour defal kenn favor moo tax man kenn du ma call te du ma uyu sa téléphone amul kenn ku ma man suma téléphone no ma bu ñëw naa ko uyu wala li ma laa wax amul kenn ku ma laaj appointment te du ma ko jox loolu lu ma teral la yaa ngi ma gis léegi nii kii taawoon na man di wax amoon noonu taaw naa déglu ko maa moom a ànd de waaw man nga xam nga ne yàlla daf ko manqué loo waaw dafa bokk bi am lu ko jot waaye taxaw naa dégg nga yi wax benn ma sax dafa solo benn kër loolu yëpp am na loolu man dama gëm ne suma warugal lu ma war a def la naaw li nga wax affaire yi passion mooy sa bugga loolu may yàlla la tamit waaye léegi-léegi yàlla may na loo xam ne doo ko fonka su ko defee ba su mun a am njëriñ yàlla léegi-léegi Farmata Coker yàlla may ko si affaire yi tey media ak yëpp mu xeeb ko teg ko fa ne man kat leneen laa bugg a doon waaw leneen nga bugg a doon nag amuloo si xam-xam neexul la baaxul su ko defee doo si mun a tekki so loolu ma si waxee mooy again because of the media ak ñoo déglu di ñaax xale yi ak yi mel ni yéen dem suuf na ngeen am passion na ngeen góom li ngeen a def mooy góom-góom rek na ngeen am passion am na suma interview wax naa ko man damaa bàyyi school carpentry mooy suma passion man damaa nekk high school almost distinction na am si technical subjects kon loolu ma yàlla may ba nga remember form 2 liggéey naa fa Kadul stand liggéey ko liggéey suuraak comme ni ñoo liggéeyee carpenter tey soo ma joxoon tool si carpentry yëpp jox ma xam xëy mun naa liggéeyal 6 suma force office bi yaa ko liggéey waaw amul problème soo lii nii yëpp li ñoo aide xale yi nañ discover seen boppa nañ seet ne man kat bul jàppa ne Farmata kat mu ngay def affaire yi media works ak yooyu soo defoon la boo def déedéet su fekkee ne yàlla daf la may baaxee la si affaire yi l'état fonkal l'état ba def ko ba daaxal l'état si àddina si ñoom day astu aaj l'état ba yóbbu su nutu leen woy fu nekk soo xeeb métier dafa xeew yi nañ bàyyi xel si loolu suñ doomi dëkk bi ñu ngay gis liy xew di gis xale yi di fi jógee di dee si géej gi naan dañoo dem bàkkuwee ay yooyu leen loolu mënuñ ko ñàkk a laal léegi si lépp lu ñoo wax parce que yow defe nga Europe li ma dee laajte mooy soo demee bàkkuwee ba àgga nañ ne succeed nga sax ok boo sa mission mooy nga àgga soo àggee looy def su fekkee da nga dem
amuloo métier li nga mujjee doon rek mooy nga nekk si refugee camp ndax nit dafa bëgg a nekk si refugee camp ba dee nga loolu baaxul te li ñoo ñaan rek mooy di ñaax xale yi bi ko ñuy déglu lii mooy nañ ut métier ak fu ñu mën di nekk même su fekkee da nga bëgg a dem sax jàngale métier fii ba mokkal soo demee fa ngaa dem métier bi nga la jëriñ nga def fa leneen so passion it's key pour nga succeed pour nga su waree tekki si loo gis si àddina passion bi moo njëkkee loolu soo léegi-léegi ñu laaj ma affaire bi entrepreneurship yi nga xam ne mooy tax nga succeed as an entrepreneur benn mooy nga am passion soo ko amul fàtte ko te ngaa toppandoo rek te du baax ba mooy benn ñaareel bi gëm sa boppa nit ki nag amuloo dara mooy sa boppa self confidence soo ko amul fàtte ko soo sansee ba rafet gëmuloo li nga sa sanse bi nga sanse koo rombay du ko gis soo loolu yëpp si gëm sa boppa la bokka ñun gëm nañ si boppa bu baax a baax su ma nee ñun nag ma la wax rek mooy team bi man capitaine laa si team bi maa jiitu waaye ñu garaaw laa amee suma team bi ku si nekk rek fi mu toog am na lu mu faa def loo xam ne rek am na li ma la wax nii passion boo xam ne peut être gëm na boppam moo tax suñ ko gisee ñu sampa mu rafet rek xamal ne team bi ñu àndal la soo loolu daal lay daanalee di ñaax daal ñëpp a ñu ñoo déglu daal lu ñoo def nañ si am passion bu baax waaw because àddina si léegi bale pax sax mun nga seet doon millionnaire soo du sax parce que service bu nit ñi soxla la lu nit ñi soxla dangaa seet ni nga ko defee rek ba am sa xaalis te ñàkk a xeeb benn bi waaw loolu benn la ñaareel bi tamit gëm sa boppa ne foo dem man noonu laa bindoo man dem naa place yu bari léegi nag su ma ko waxee ñu bari ñoo leen di am na université gën a fort si Amérique invite nañoo ma jox fa ay wax te dugguma université li ko waral mooy nga gëm sa bopp Nigeria fa ma nekka am na yenn comité yu bari at the federal level dañ ma si wala di ma ci boole suy wax tey sooy wax affaire yi kër sampa kër ak private development in Nigeria doo compter benn ba juróom te compter wuloo ci te bi demee Nigeria léegi amagul fukki at te ay doomi Gambien lañ loolu nag li ko waral lépp rek mooy gëm sa bopp ñun nag lii waxuñ ko pour bàkku waaye dañ li ñoo ñaan toujours dama ko dee wax mooy ñi nga xam ne dañu féetee ndaw ñu tamit ñu jéem a seet si ñun ba raw ñu loolu mooy suñ ñaan bu nangu because ñaan soo amee doom gi ñoo amee mel ni yow mi dee nga tane ko sa ñaan nangu sa ñaan a ngeen nangu su fekkee ne sa doom wala ñu toog raw na la soo man ki ma doon man Tafa Njaay ak li ma am mënuma passé loolu waaye nag li ma ñaan mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekk suma roon ak lépp loo xam ne ñu ngi say yëngatu su fekkee ne pour daal seen doole rek nañ ko def ba nga xam ne raw nañ loolu dañ si la barke am mu ngi mel ne bon ñun ñi nga xam ne ñu leen fekkee mag suñ ñaan nangu na ba pare barke am na si li ñoo def lii daal si ñaar yi nga laal loolu waaw moom neex na lool pour laajte rek am na loo xam ne moom foog ma laajte ko rek parce que loo gis ci àddina rek am na benn bunt yi ma ne lii moo tax tey ma ay def nga léegi taf moom lan nga di mën a fàttali ne lii ma woon sama breakthrough bés bi lii duma ko fàtte ne ni maanaam nga ne kaas bi duma ko fàtte parce que kaas bi laa jaayoon ba egg tey fu ma egg tey breakthrough in stages la stage by stage comme man dama dem through suma apprenticeship bi ma starté business comme ku mel ni Chabel El Hadj ñu ma jox liggéey yi gën a rëy yi ma njëkk a jox si la bokka and that was about 1991 1992 mooy Bond Road warehouse yi nga gis foofu you know ba pare tamit den nga am ñoom women's bureau tamit Jawara la si lañ ma ko joxoon boobu projet boobu was about for na $1.4 million si time boobu xaalis bu bari but hitting it big at the time AFPRC ñu njëkk a jox school bu Samba ko SO xam nga bi gars yi ñëwee maa ngi ko dégg si commission bi dañ ñëw ay soldat lañ dañ bëgg a def dara dañ fekkoon fii high school yi bariwul ñu ñëw tànn ñu ne dañoo jël ay Gambian contractors empower ñu jël ñun foog na NGI ñu def Kafuta am na ñu defoon biir Kamaba man lañ joxoon SO it was a high school moo fàtte figure bi it was $6 million at that time in 1995
it was a lot of money at the time waaye ay amoon nañ capacité bi ñun pour def ko ñun rek ñoo pare woon si time bi ñu ko bëggee so loolu was a breakthrough tamit si nguuri APRC bi rëy nag su fekkee ne da ngaa seet ñun si li ñoo yëngatu si léegi si Africa li gën a rëy suñu major breakthrough mooy Port Harcourt in River State foofu soo demee YouTube da nga gis foofu ni mu mel suuf si suñ ko mel benn Gambien du ko jël parce que poto la su géej gi feesee ndox mi dafa kowee 2 meters si suuf si ñu war a jël ñu nekk fa isi fa suuf suñ gisi rek war naa àgga ay 600,000 cubic meters of sand lu bari la njëgi suuf si rek over $6 million la pour suuf si rek ni suuf si pour Sika Place bi project bi was about $165 million ba tey ñu fa di ko liggéey over 1,000 units xam nga so it's a major breakthrough li gën a tax àddina si géej ñoo xam léegi projet boobu la so bàyyi naa la ko nga jooj nag ban mooy breakthrough xam naa ne man bi ma jël breakthrough bi mooy fanaa ay Bond Road ak yooyu because foofu saa yoo farombee di nga war a fàttali ko ne tey Bond Road su mel ne nii tey bokk naa si li tax dëgg la boobu loolu laa doon laajte te wax ka ma ko what are the challenges that you face xam nañ ne dëgg la bokk na ci ñi ko bokk indi fi real estate waaye gis nga dafa eggoon stage bi nga xam ne everybody wants to do it waaw waaye xam nga rek li dee wax rek nit ki ak clientèle am moom loolu boo ko am na ñoo xam ne they will always stay loyal what are the challenges that you face challenge mënut a ñàkk am waaye ñun nga ñun challenge dañ ko dee jël def comme like opportunity and that's where fa la entrepreneur surantee ki nga li nga gis muy doon challenge si yow man dama gis nekk opportunity bi maa dem Port Harcourt Nigerian sax duñ dem Port Harcourt fa ko dafa garaaw ñoo xam nañ ñun Port Harcourt su ma dox ñaari bodyguard laay am te ku su nekk dafa amee loaded class ni ko si bulletproof kaa laay dugal loolu la garaaw man ma bëggoon nga yóbbaale ba ma xool foofu la mën a dem foo dee nga bàyyi ñu foofu am naa experience yi di dawal su ma ñu run into a bank robbery where bullets ñu fly fu nekka so ñu bari duñ fay dem ñun nag ñu jàppee ko ne ok challenge boo gis mu nga ko mitigate and that was why ñu mun a successful foofu ñu jël risque bi di bàyyi xel waaye ñu fa so fii nii am na challenges one bi time nguuri Jawara because man liggéey naa si 3 years léegi ñu ngi liggéey baax time nguuri Jawara li si nekkoon mooy xol yi rëy woon torop so ba pare tam xale laa woon boobu maa ngi gis dugga si business loolu laa su ma delloo gannaaw di seet loolu mooy woon challenge bi parce que soo ko seetloo télévision sax amuñ ko woon time boobu am université amuñ ko woon so loolu fanaa challenge la woon ne seen gis-gis gaayewutoon ñu dëkk di war a demee nga ñëw nguuri Yaya Jammeh bi ñëwee commencement bi amoon nañ vision ñu doon def yu bari waaye gannaaw si challenge bi mooy ne kenn war a tekki was a major challenge environment bi wasn't healthy bi nga xam ne mun ngaa perform ni nga war a perform that was a challenge léegi challenge bi ma gis fii mooy capacity mooy ñi nga xam ne war nañu ma def dara amuñ ko and lii is across the board boor boo làmba rek am nañ fa des loolu laa yaakaar ne war nañ see yëngatu ñun su fekkee wàllu business dañoo wax business moo tax ñuy wax liñ bugg a liggéey mënuñoo am liggéeykat yi fii Gambia parce que ku ko sampa 10,000 kër ñu ngi struggle léegi-léegi ñu ngi ko sampa benn ñaari kër sax da ngaa struggle pour am leverage xale yi parewtuñoo liggéey yi naa ko wax mu dem sa kaw ma yuuxu ko parce que li ma laa wax nii suma doom la saraka suñ jarbaat yee ñu ngi dunda ba set di ko gis pareetuñoo liggéey xale yi ñu ngi leen a ñaan nañ jóg liggéey wax naa ko affaire yi passion affaire yi gom sa boppa parce que tey damaa dem si details da nga mën a xam lu ci nekk xam nga leverage ñaar ñoo fay leverage fii $150 a day that's $3 du dul tuuti or jege na €3 a day loolu soo ko jëlee pour 1 month 150 by 1 month is about $4,500 am na ay civil servants yu liggéey nekk ay assistant secrétaire amul loolu sax leverage daal la wax de soo amee métier ngay liggéey si construction yaa ngay feeku about $300 a day that's about $9,000 a month
foog nga ne PAMSEC yi ñu ngi am lu aga loolu bon xale yi dañ jàng métier ñun bi ñoo dugg si affaire liggéey soo daanee lan place fu war a sampa dangaa daanal rek nga am téeméeri nit ñu rang pour ut liggéey léegi dangaa war di neexal xale yi pour ñu liggéey te suñ ñëwee dañ dee ñëw ak attitude loolu is a major challenge in this country te métier du si affaire sampa rek gis nga léegi dëkk bi moto yi gën a rafet ñu si dëkk bi équipement yi gën a rafet ñu ci dëkk bi waaye nag dañoo paan nga war koo jagar su paanee kan la koo jagar su fekkee ni métier yooyu jànguñ ko suñ xale yi nañ jàng métier nguur gi nañ seetaan suñ curriculum bi parce que li ñu def mooy fi nekk nii ñu ngi xale ngay dem high school su ñu xalee high school ñu ngi jàngi computer ñu ngi everything is white collar next thing mooy ñu nga am university nañ moytu li dal yeneen dëkk yi dal ñu dinañ toogi boon be soo bëggee driver ñu ne am nga degré BA nga am waaye métier bi nga am métier bi du la nax mu parce que suñu la employé nga liggéey sa bopp so loolu si challenges yi am loolu benn la si ñun amuñ much challenge in competition parce que ñun dañ ko suñu bopp dañ xam ne li ñoo def su fekkee da nga seet suñu record man li man liggéey si affaire yi construction 40 years la fi mu nekk ñi am 40 years bariwul te macha allah ba tey maa ngi jóg ak dem ak physically sant yàlla mun naa egg nga waate def yenn yu bari li xew si affaire real estate mu ngi buum ñu bari see dugal nguur gi nañ jóg ñu réguler ko it needs to be regulated xaalis yu bari see dugal ñu bari see yàqule. da nga reputation si yaa ngi yàqu tamit. waaw léegi ñu bari ñemeñatuñ ñiy jaay kër. waaw parce que yàqu-yàqu bu bari ak yi dem ci loon foog naa ñi fa am baat wan si ko yaaxa ba tax léegi kenn óolatut sax pour jënd. waaye loolu gis nañ fa am régulation téléphone yi am na régulation boo di pour ñoo koo réguler mais affaire yi jaay ak yooyu dañ koo réguler real estate xaalis bi sotte ko si dëkk bi ak li si nguur gi di bénéfice war nañoo toog ñu waxtaan ak ñi si nekk ñoom ak stakeholders yëpp ñu taxawal et regulatory body ñoo xam ne ñun ñooy seet nit ñi su ma la waxee ne la dama la jaay estate boo xam ne dafaa am marché am lii am nii ñu dëggal tali yi defar lii soo ñëwee na nga ko fa fekk waaye li ëppa loolu mun na la koo wax ne liñ laa wax si affaire yi estate yi amut yow léegi-léegi nga dem kër gi ñu liggéey ko kër gi du baax ñun nag duñ bàkku weddi gis bokku ci ku ñëw di nga gis ñu ñooy ñan ak li ñoo def xam nga lan la so ñun amuñ much challenge gisaguñ daal suñ challenge gisaguñ much competition fii in this industry ñun duñ dee nelaw dañoo bàyyi xel ne rek nit ñi ba mu set ñu ngi yëngatu si yu mel nii so naaguwuñ we're not complacent so ba mu set ñu ngi try this innovation US ak again suma team bi rek di leen gërëm ñoom ñooy kaan yi man nekk di maget laa man waaw ñoo amee affaire yi ñoo xam ne ñu ay leen ñu saas leen well motivated ñooy def yenn yu bari so li ma war a répéter daal mooy daal ñaari yëf xale yi nañ jóg liggéey dafa daw yaram nguur gi tamit nañ am regulations waaw nañ réguler daal di industrie because ñu bëri see dem si biti xam nga out neexut nekk fa sedda bu métti boobu leen liggéey bu métti dem bi am say tuut nit ñoo fay ne may dama laa jaay kër nangam gi la feelagum nangam nga dem ba su waree ñëw doo gis dara te mu ngi am te nag lu si nekk nguur moo ko war a réguler maa ngi ñaax nguur gi ne nañ ñi si bokk yëpp ñun ñi nga xam ne ñooy sampa nguur gi ak all the ministries yi ak bodies yi nga xam ne ñoo concern ñu try set up a regulatory body in the real estate industry. kon gaa ñi yéen ñi seetaan nag xaaral ñu jëlee tuuti break ñu wan leen liggéey bu rafet bi nga xam ne taf moom lay def su ko defee ñu dellu si waat ak loolu noonu yéen ñi seetaan Facebook nag fii laa mën a am ak yéen lii ñëw nag next follow leen ko ci YouTube wala ngeen follow ko Gambia Talent TV ak yeneen waaye nag fii lañ mën a am ak yéen kon doo ba beneen yoon ñu jëlee break.